doomu réew même bu dee da nga am 100 ans comme ni ko ñenn ji waxee tant que yaa ngi am kàttan ak ràññee lépp lu la war ci réew mi da nga ci war a am taxawaay moo tax dañuy rafetlu taxawaay bi mu am ndax nekkoon candidat yéene woon la pour jàppale réew mi ci benn anam nekkatul candidat yéeneem boobu bu fekkee ni dëgg la ci moom du dem rek daal di tëdd seetaan fekk gàllankoor yi fi nekkoon ak jàngoro yi fi nekk di laal réew mi ñu ngi fi ba tey donc wareefam la pour ni mu gisee ni war na mën a jàppale démocratie kanam Sénégal mu jëm ci kanam mu taxawu ci te man jàpp naa ni comme ni ma ko waxee ba ñu seetaan gisee élection législative yi ni mu doxee ci réew mi lañ jàpp ni buñ jógul lu raam ci ñag bi la jëm dinañ dem ba élection bu jaar yoon dootu fi am te yéen a ngi commencé dégg gars yi di wax ni que ku amul xaalis doo mën a am parrainage yéen a ngi koy commencé dégg loolu nag citoyens yi la ñuy waxal démocratie bi ak ëllëgu Sénégal du problème mu maître Mame Adama Gueye wala Thierno Sall wala keneen kese ñun ñëpp ñu nekk ci gaal gi suñu problème la ku nekk da nga ci war a am taxawaay ba tax na bu ñu bëggee mbir mi leer du pour contre kenn képp ku bëgg mbir mi leer da nga bëgg Sénégal jëm kanam képp ku bëggul mbir mi leer yow yaa contre Sénégal ba tax na ñun ñëpp xam nañu ni mënuñu toog ñaari at ñuy wax waxu carte d'identité nationale ñaari at ci foo xam ne dañu ne société numérique la bu la neexoon tey mën nga produire 10 millions de cartes d'électeurs en moins de 3 mois 14 millions en moins de 3 mois surtout bu fekkee ni da nga ci dépensé juróom fukk ak ñaari milliards de suñu xaalis donc am nañu sañ-sañ am xel bu tey ci mbir mi nu muy doxee ba léegi loolu tax ñun ñi dañ lay gërëm di la sant di la ne non seulement da nga war a dem gisi parti politique yi parce que fi mu toll nii yaa ñu gën a xaw a am temps waaye da nga war a dem ci société civile bi ordre yu fi nekk yëpp te bëgg liggéey taxaw pour démocratie Sénégal jëm kanam muy ordre des avocats muy UMS muy journalistes yi muy ñëpp nga war a dem seeti en tout cas ñun loolu mooy suñu recommandation pour mbir mi gën a yaatu pour sénégalais fépp fu mu taxaw fileeg élection yi lépp lu mu gis luy gàllankoor démocratie ñu mun ko ci non seulement documenter wane ko fësal ko mais taxaw ci taxawaay ba ca war pour mu jóge fi bu ci des ci li ngeen ma laaj ci wàllum ma ne woon tey jii nii dañu yaakaaroon ni suñu démocratie rek la ñuy wax dina am beneen temps pour wax leneen waaye bu ngeen ma laajee ma xaw koo kii day mel ni leneen naam am na lu fi njiitu réew mi wax keroog ci mbirum loi bi ñoo ngi ko ci démocratie la ñu nekk nag ku nekk am na sañ-sañ wax lu mu gisee moom wax na lu mu gisee waaye léegi sañ nañ ñu nit jël ay kàddoom daal di koy natt ci nattukaayu lépp mooy lu loi tëral ak jëf moom mooy nattukaayu dëgg bu ñu xoolee ni moom li mu wax mu ni moom kat ci coobareem moom la neex muy fësal contrat yi par parenthèse ma fàtte woon ko wax ci wolof contrat yi pétrolier yi man maa ko njëkk a génne jox ko Baye Oumar Gueye bu sut ci benn émission objection jox ko Oumar Ñing ci benn émission point ma jox leen ko ne leen contrat bi loi yoon dafa tëral ni dañ leen ko war a jox ndax moom moo nekk ci loi bi man sama responsabilité mooy jox leen contrat bi donc yoon mu ni moom ci coobareem moom moo ko neex mu bëgg a fësal contrat yi ndax loi bi bu ma déggee bu baax li mu wax te ñu déggandoo ko ñun ñëpp keroog ba muy recevoir waa ITIE mu ne ndax loi bi code bi nekk fii tey mayewut nga publier contrat yi te code yooyu dañ ko defoon ci ay anam yoo xam ne dañ doon fexe daal ba ñu jóge bitim réew gën a mën a sawar a ñëw ci suñu réew ñi nga xam ne dafa am ay jafe-jafe ak yu ne mu ne loolu tax moom mu engagé wu woon publier contrat yi ci bëgg a leeral ba pare yokk ci ni code bi nar a ñëw dañ ci nar a dugal ay dispositions yi nga xam ne dinañu gën a mën a fësal contrat yi ci nekk ma ne bu ñu jàngee article 98 non loi 98/05 ba nga xam ne janvier 98 la fi nekkoon ci jamono régime socialiste ba tey moo fi ne article 34 bi
dafa am lu mu wax lu leer naññ ni jant nag bu timis jotee moom kenn dootu ko gis waaye dafa am lu mu wax lu leer naññ moo di bu ñuy signé contrat yi ministre Petrosen DG Petrosen day signé société bi nga xam ne dañu ñëw pour am contrat ba pare normalement ñu jébbal ko ministre bi moom it mu daal di toog ci bureau ak ci xel bu dal pas ci palais walla feneen signé bala loolu laajoon na ñu laaj xalaatu ministre de l'économie et des finances ndax xalaatam c'est important parce que moom mooy wax ci wàllum fiscalité ñaata la ci état bi di jot ak gagné ak yooyu bu loolu weesoo ñu jébbal ko président normalement dafa war am lettre de transmission administration la ñu am de nekk de du affaire buur Jolof wala buur Siin moo fi nekk de nañ leen dajee rek ci ëtt gi signé non normalement dañ ko war a transmettre par dossier en marquant que ñun lii la ñu d'accord lii la ñu d'accord moom it mu approuvé delloo ñu doog a préparer projet de décret boo xam ne ministère bi moo koy préparer ak ministère de l'économie et des finances wala ministère bi rek d'ailleurs moo koy préparer ministère de en charge des hydrocarbures jébbalaat ko pour mu def ci ñu publier ko approuver ko publier ko journal officiel. Pourquoi président ba mu approuver ba pare xaatim ci page de contrat bi contrat bu ngeen gis signature président mu ngi ci waaye dañ ko obligé après ça mu def décret pour fësal ko la ak pour conseil des ministres képp ku ci am loo xalaat wax ci. waaw bu foofu loolu nekkee fii ci suñu loi 98/05 mu war a fësal ñu war a fësal contrat yi ci journal officiel moom mu ñëw ni nekkut loolu dañ ci xaw a jaaxle naan kan moo xamul ak kan moo xam mais man comprendre naa lu tax mu waxee noonu parce que dafa am yoo xam ne dafa xew bëgguñu ko loo xam ne dañ ko war a fësal bëgguñu ko fësal ci yan anam par exemple na fi timis rombe ba guddi gi fànq contrat yëpp ci yan anam man wax naa fii ci salle bi wax naa leen ba ngeen ñëwee la ngeen war a gëstu ci loolu maa ngi leen di gërëm